bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulillah 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 alladi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah alhamdulillahi ala kulli xaalin wa naudu billahi taala min xaali ahli nnar والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وشرابها وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تعرفنا بها إياه ورضي الله تعالى عن صاحب الختمية والكتمية ممد الأولياء والأقطاب سيدنا ومولانا الشيخ أحمد ابن محمد ابن سالم التجاني الشريف الفاطمي الحسني رضي الله عنه وعن سائر خلفائه وأهل محبته رضوان الله عنهم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. mbokki soppe yi ci yàlla ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyuwaat nuyu bu ànd ak ziyaar bu ànd ak cofeel bu ànd ak sàkku ñaan jëm ci seen jëmm yu tedd yi yéen ñépp di wax dëgg yàlla kontaanaat bu baax di ndokkelaat mbokk yëpp ak jullit yëpp ak mbokki taalibe yëpp ak mbokki soppe yëpp ci tabaarakallahu weeru tedd wi nga xamante ni borom bi tabaaraka wa taala ci yërmandeem moo ci feeñal ay may yu rëy te li koy firndeel rek mooy incha allah fii ak ci kanam tuuti rek ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di judduwaat mu mel ni jamono bi xol yépp dafay dellu ci sëriñ bu mag ba al qutbul maktum al barzaxul maalum al xaatimi al muhammadi al wali al samadani رجاء الأمة كاشف الغمة دليل الملة طويل السبحة نور البكرة محيي السنة شيخ تجاني رضي الله تعالى عنه mu mel ni nag fa tabarakallahu yàlla subhanahu wa taala ci yërmandeem def na ni ñu bari ci njaboot ñoo ngi ko topp donc loolu moo tax ñu ne woon dinañ jàngataat lenn ci disposition wu tariqa bi waaye ñu jàngataat tamit lenn ci station Cheikh Tijani yi rawatina bi nga xamante ni mooy alkatmiyatu soo leen gisee titre bi wax nañ leen ne leen thème bi mooy Cheikh Seydi Ahmed Tijani radiallahu anhu al qutbul maktum ci français li muy signifié mooy le pôle caché ñu laaj léegi nekk jamono ne leen ndax station boobu station du pôle caché ndax c'est une station cachée
ou bien c'est une station codée waaw loolu mooy question bi ndax c'est une station cachée ou bien une station codée waaw bu dee station bu nu caché la il faut que ñu dem xam fan la cachette ba nekk ñu fexe ba gis ko ubbi ko jariñoo ko bu dee code la nag ñu décoder ko bu dee dañ ko codé ñu góorgóorlu def yitte nag ba jéem koo décoder ndax kenn mënta ñàkk jariñoo Sidi Ahmed Tidiane c'est impossible parce que ñett yi nga xamante ni ñooy ay réalité moom la ñuy wax alxaqaayiq ñett yi nga xamante ni ay réalité lañu leneen lu dul ñoom ñoom ñooy ñetti constante yi leneen lu dul ñoom leneen lu dul loolu yooyu noonu ay dérivé lañu mooy al ilahiyatu mooy sama borom nekk gim nekk yàlla ak nubuwatu ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu nekkee yonent jiite lépp luy dox ci instance boobu di prophétie di nubuwatu ak troisième niveau bi muy Cheikh Tidiane radiallahu anhu mi nga xamante ni moo toog ci wilaayatu mooy la sainteté nga xamante ni instance boobu moom it moom moo koy gérer moo koy doxal jusqu'à la fin des temps yàlla ba dara doonul woon dara moom moo fi nekkoon te moo fi nekk ba faw mooy albaaqi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy yonentu jamono yëpp moo gën ci époque yëpp mooy yonent démb mooy yonent tey bu subaa yomal xiyaam tamit mooy yonent Cheikh Tidiane tamit taxawaay boobu la taxawee mooy kiy gérer xadratul wilayati moom mooy kilifa ga loolu amul sikki sàkka amul kenn ku nekk ci suuf koo xamante ni am nga cër ci yàlla wala nga bokk ci xadratul ilahiya wala ngay bokk ca jotaay ba nit yàlla yi daje ngay sikki sàkka ci ne Cheikh Tidiane yi moo jiite wàllu yu yëpp loolu amul ñaari borom xel ñaari borom cër ci yàlla yu koy werante ci kaw suuf amul ku nekk nag ak say may ku nekk ak say cër ku nekk ak say manifestation ku nekk ak la yàlla feeñal ci yow waaye nag nekk kilifa gi loolu kenn du ko sikki sàkka amul kenn ku koy sikki sàkka koo dégg mu koy sikki sàkka rek mooy wane ni moom amul cër wala boog àggul fa góor yàlla ya àgg ndax mën nga di nekk fii du perturbé ak di coow waaye soo demee ba ca bërëb ba gis place ba Cheikh Tidiane am ci nga koy sumile sàpp par force automatiquement nit yàlla yépp nangul nañ ko mooy ñi njëkk ak ñu mujj loolu amul werante te macha allahu taala loolu dafa am ay preuve yu koy justifier jusqu'à la fin des temps te preuve yi nag benn ëpp ci alquranul karim wax nañ leen ne leen toujours fi ñuy wéeru di wax ci diine ji soit day nekk alquran wala mu nekk sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala mu nekk ci téere bu wér boo xamante ni soo ko laajee ñun la moo ngi ci téere sàngam moo tax tey alquran jaa ngi nii ci sunu ndeyjoor ak saxiixul buxaari moo ngi ci sunu càmmoñ waaye ñoo ngi teg sunu kanam jawahirul maani bu cheikh na Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu loolu am na lu muy signifié ndax Cheikh Tidiane mënoo wax ci moom di waxee ci moom ay diil ak ay affaire déedéet alquran ngay waxee ci moom wala nga waxtaanee xadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy saxiix buxaari wala saxiix muslim wala yeneen téere yi juróom-benn téere yu tedd yi wala boog nga teg jawahirul maani bi nga xamante ni moo ko dicté taalibeem boobu ñuy wax Seydi Ali Harazimi radiallahu taala anhu wala bokk nga jël ci ñeneen ñi nga xamante ni tibbee nañu ci alquran baa ñu tibbee ci sunna baa ñu tibbee ci téere bii di jawahirul maani moo tax cheikh ku yomba waxtaane la parce que moom génnul alquran ak sunna ak ay wax boppam waaye tamit ku jafee waxtaane la ndax soo bëggee ñëw di jéem a utiliser sa xel wala ngay jéem a xaw ma nu ñu koy waxee noonu da ngay mujj indil sa bopp ay problème parce que dinañ la poser ay questions yoo xamante ni doo ci mën a tontu ba faw te moom lu leer lay wax lu leer lay doxal ñi ànd ak moom tamit xam nañ ni lu leer lay doxal yàlla nañ ko yàlla fayal tey jii ñoo ngi bëgg a wéeru ci sóoratu ad-duha te loolu kat man waxuma ko moom cheikh moo ko waxal boppam
maamam sallallahu alayhi wa sallam waxal ko ko. ñoo ngi bëgg a wéeru tamit ci jawahirul maani moom moo ko waxal boppam moo ko dicté Seydi Ali Harazimi Seydi Cheikh El Hadj Omarul Fouti radiyallahu taala anhu protégé ko jeex na. li ci des waxi góor yàlla yi la te góor yàlla bu ci nekk dinaa la wax ne diw moo wax nangam wala diw moo ne nangam. kon alhamdulillahi rabbil alamin ñoo ngi ndokkeel jullit yëpp di ndokkeel mbokki taalibe yëpp di nuyu kilifa yi nga xamante ni heure bu ñu tàmbalee ñu bàyyi seen yitte yëpp ànd ak ñun ci liggéey bi ci seen xol ak seen xalaat ak seen gis-gis. il faut que bala ñuy tàmbali ñu ñaanal te bàyyi xel te fàttaliku bu baax sunu benn kilifa gu baax ku nekk fii ci Paris. il faut que ma tudd ko moom bugg ko sax waaye il faut que ma tudd ko ñoo ngi koy wax Thierno Yahya Diallo Thierno Yahya Diallo waaw di nitu yàlla di nit ku baax yàlla séede na ni sànq bi ñuy bi ñu jullee timis ba pare damay julli ba noppi di yor sama kurus noonu rek mu woo ma téléphone ndeysaan waaye kàddu yu rafet yi mu génn ci gémmiñam jëmale ko ci ñun yàlla seede na duma leen ko nettali ndax loolu ëpp na woote bi mu woote rek ëpp na déglu gi muy déglu ëpp na waaye yamul ci loolu moo ngi woote di wax ay wax yoo xamante ni man ci sama bopp xam naa ni mérité wu ma ko. dafa bëgg yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg xam-xam bëgg diine bëgg nit ñu baax ñi loolu rek moo tax mu wax ko ci man. kon nag bala ñuy tàmbali il faut que ma nuyu ko ziar ko delloo ko cëram moo ko soxnaam su tedd si nga xamante ni ñoo bokk liggéey ba macha allah te heure bu ñuy def fii xew-xewu diine wala ñaanu maam alaaji mu préparé ay teraangaam indil ñu ko at mu jot mu woo ñu ci këram ñu bokk ndogu def ay yu baax def ay teraanga yàlla na yàlla fay leen bi jaahi sayyidina wa nala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. soo leen fàttalikoo démb waxtaan nañ waxtaan woo xamante ni yaakaar naa am na ñu bëri am nañ ci ay xalaat léegi réfléchir nañ ci gëstu nañ ci demaat nañ ci téere yi xoolaat nañu am na sax ñu ma proposer ay thèmes pour après ñu jéem a continuer gën a évoluer ci waxtaan wi ndax xam-xam bi gën a tasaaroo alxuraan ji ñu gën ko jariñoo gën ko étudier gën ko revisiter ngir ñun ñëpp ñu mën a bokk jariñu àdduna waaye ñu bokk tamit jariñu ci àllaaxira yal nañ ko yàlla defal bi jaahi sayyidina wa mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. démb ñaari mbir lañ waxtaanee benn mbir mu njëkk mi mooy dañ doon delloo njukkal Cheikh Ahmad Mohamed al Hafiz radiyallahu anhuma mook bàyyam bu tedd ba waaye tamit dañoo amoon beneen yitte mooy lan soññu mbokk taalibe yi ak soppe yi ci ñu gën a bàyyi xel ne mbir doo ci nekkee danga ciy nekk. gaa yi dañuy wax ne iza kunta fi amrin fa kun fiihi iza kunta fi amrin fa kun fiihi iza kunta fi amrin fa kun fiihi loolu mooy lan mooy soo nekkee ci mbir rek nekk ca soo ca nekkul tamit bu ca nekk bul làmbaatu bul essayer wóorul. seen maam Cheikh El Hadj Mouhamed Ndiéguène radiyallahu anhu dañu daan wax nañu pas-pas jaan la mu ne jaan kenn du ko jàppantu jaan da nga naan ko kirtim ne ko nuuc mu jeex ndax dafa rapide te dafa am capacité di jaar ci yoon wi ak yoon wee bopp bi fu ko neex mu jaarale ko fa te gaaw na gaaw goo xamante ni soo gaawul comme ni mu gaawee rek mën naa mu gaañ la mooy pas-pas tamit kenn du ko try da ngay jàpp rek am pas-pas am conviction nga jariñu ci àdduna jariñu ci àllaaxira yàlla nañu yàlla dimbali. donc iza kunta fi amrin fa kun fiihi soo nekkee ci mbir na nga ci nekk alaaji maar bu dee yaa ngi may dégg loolu bind ko iza kunta fi amrin fa kun fiihi quand tu es dans quelque chose mais sois dans cette chose là engagé wul ci loolu dogul ci loolu na nga ci am pas-pas na nga ci am ngëm na nga ciy xëy na nga ciy gont na nga ciy sonn na nga ciy wax na nekk sa dund loolu mooy am solo rawatina bu dee nag yow sa yitte yàlla la ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam il faut ñu góorgóorlu soo gisee tubaab yi ñoom li leen intéressé lijjanti nañ ko de defar nañ seen àdduna ba mu rafet ba mu baax wallahi la nit ñu ciy werante tubaab yi àdduna lañ bëgg
te àdduna boobu ñu bëgg ñoo ngi cee def yitte bu baax ngir mu baax ci ñoom wut nañu ay hôpitaux yu baax wut ay tali yu baax wut ay lekk yu baax wut ay gis nga bërëb ay li leen intéresse daal ci àdduna ñoom ñoo ngi koy lijjanti pour am seen àdduna bu neex ñun nag ñoo bëgg àdduna te bëgg àllaaxira ñoo bëgg àdduna bëggaale àllaaxira kon nag effort bu tubaab yi def ñun war nañoo def le double de ces efforts là parce que ñoom benn la ñu bëgg mooy àdduna te ñoom lijjanti nañ ko ñun ñoo bëgg àdduna bëggaale àllaaxira kon nag bu tubaab yi di nelaw ñun ñëpp dañoo war a jóg lu ñu def benn ñun ñu def ko fukk parce que on a deux objectifs te ñoom ils ont un seul objectif te seen benn objectif bi moom lijjanti nañ ko ñun ñi nekk fii ak yéen ñi tukki xam ngeen ni tubaab yi àdduna lañ bëgg te lijjanti nañ seen àdduna ñun ñoo bëgg àllaaxira kon il faut que ñu mbokk yi ñu takk suñu digg jaayanteeg yàlla góorgóorlu taxaw bu baax ba li ñu bëgg yépp ñu mën koo am ci condition yu baax a baax yàlla nañu yàlla dimbali bi ci des démb bi ñu waxee loolu ci ne isa kunta fi amrin fii fakun fii soo nekkee ci mbir na nga ci nekk te bul nekkantu ci loolu mag caaxaan borom be jaaw du fo loolu la ñu wax ñu wax leen ne leen démb bi ñu jugee ci loolu ñu waxtaane ak yéen ci li ñuy wax daawa mooy lan l'appel vers Dieu l'appel à Dieu mooy woote jëm ci borom bi tabaraka wa taala waaw woote jëm ci yàlla waaye yaakaar naa démb am na ñu bëri xoolaat nañ suratul naxli aaya 125 xoolaat nañ ko de ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wa jadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin xoolaat nañ ko de xam nañ ni aaya boobu aaya bu gàtt la ay moo yu gàtt la waaye am na fukki daraja yu nekk ci biir aaya boobu fukki branche yu nekk ci biir aaya boobu fukki ndigal yu nekk ci biir aaya boobu fukki orientation ak ñaar yu nekk ci biir aaya boobee orientation yooyu moom la yàlla jox yonent bi ne ko kii mooy sa code de conduite pour mën a transmettre le message transmettre ko ñi nga xamante ni presque d'accord nañu ak yow transmettre ko ñi nga xamante ni yéen ñoom ay borom yi diine lañu mooy ñoom la ñuy wax ahlul kitab les gens du livre des livres dégg nga wala transmettre ko ñi nga xamante ni sax nee nañu Dieu n'existe pas donc daawa ci boppam borom bi tabaraka wa taala moo ko jàngal yonent bi sallallahu alayhi wasallam léegi bi mu ko expliquer wax fukki daraje yi ak ñaar yi yàlla wax ci aaye boobu démb wax naa leen posé naa ñëpp question waaye yaakaar naa ni tontu yi bariwul ndax ñëpp xam nañ ni kon tontu yëpp non la ñuy wax non yàlla moo wax yonent bi ne ko udu wooteel ndax gaa yaa ngi wootewuñu ila sabili rabbika ci sa yoonu borom ndax gaa yi ci yoonu yàlla la ñuy woote déedéet ñu ci bëri wootewuñu ci yoonu yàlla bil hikmati ci xam-xam sagesse xam-xam bala nga cee woote da ngay am xam-xam yow amoo xam-xam bay woote ci xam-xam wal maw'iza ak waaraate bala ngay waaraate da ngay waaru yow waaru woo bay waaraate alxasanati yow bu rafet yow rafetaloo xooloo ku rafet ki muy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam moo tax ma waxoon ko ci sama way wane ko yaa rafet te yaa rafet ku la sopp sax rafet jëm ak jikko ya rafet muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam alxasanati boobu bokkoo ca yàlla nee na wa jaadilhum discuter ak gaa yi yow ñemewoo discussion ñemewoo débat d'idée déedéet da ngay toog rek ñu tegal la sa chaise nga wax li ngay wax daal di jug dem sa yoon question sax doo ko recevoir bëggoo sax nit ñi gisoo bëggoo benn taalibe posé la benn question bëggoo kenn ci mbooloo mi sax bëggoo ko tàllal loxoom ne sëñ bi kat leeralal nangam wala nangam kat nangam déedéet pourquoi parce que xam nga ni amoo benn bagage d'accord ba ca des yàlla nee na wa jaadilhum billati hiya ahsan soo demee bay discuter tamit discuter dans les meilleures conditions ci conditions yu gën a baax yàlla tamit waxaat yonent bi ne ko inna rabbaka naka sa borom huwa a'lamu bi man dalla an sabilihi yàlla moo xam ki nga xamante ni yàlla moo gën a xam ki nga xamante ni dafa dévié wu ci yoon wi mooy ki jub yow xamoo ko yow waaraatekat bi yow ustaas bi yow imam bi yow borom xutba bi xamoo ki jub ki ko xam mooy yàlla ki dëng ki ko xam mooy yàlla yàlla nee na huwa a'lamu bil muhtadina yàlla moo gën a xam ñi nga xamante ni dañoo jub kon fukki yi ak ñaar yi ma lim yépp code bii mooy code bi yàlla jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko woote lii ci yoonu yàlla te gis nga wax naa leen démb na leen soo xoolee aaya bi udu la yàlla wax yonent bi udu waxul udu pluriel la
waaye udu singulier la kon yonent wax ji yonent bi rek la ko yàlla wax bi muy wax ak may fee bi muy wax ak may fee dana ko xul yow dong la bu nekkoon ku jigéen la xul yi la ñuy wax bu dee ñu góor ñu bëri la ñu ne xuulu waaye yonent bi dana yàlla dana yonent bi xul yow dong waxal kon yonent bi moom dong moo am autorisation wax kon keneen kuy wax tamit dangaa war a wax ci autorisation yonent bi wala nga wax ci jàngale sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam point c'est tout kenn warul inventer ay histoire kenn warul jéem a toog di diil ak di jéem a paqueté di jéem a teg xel pour jéem a expliquer dara ci diina yonent bi lépp yonent bi wax na ko ndax yàlla moom dong la autorisé pour mu wax fii tamit dana ko wooteel kon woote du n'importe qui moo ko war a def am na ñoo xamante ni ñoom seen bopp dañ leen war a woo te tey jii ñoo yor rajo yi ñoo yor Facebook bi ñoo yor WhatsApp bi ñooy foo leen toll ñoom ngay dégg ñuy mbelelal di wax te ñoom seen maxaarijul xuruf sax matagul mënuñoo sax prononcé turu yonent bi Muhammad la ñuy wax te yonent bi tuddul Muhammad la tudd kon yow comme mënu ko wax sax turu yonent bi Muhammad ngay wax yow da ngaa war a noppi xamagoo fi'l xamagoo faa'il yow les règles les plus élémentaires de la grammaire arabe xamoo ko da ngaa war a noppi am nga say antécédent yoo xamante ni war na laa doy défaut noppil am na benn kilifa gu mag waxoon na ko nee na réew mi li ko tas mooy ña war a déglu ndigal ya ñooy joxe ndigal ya ña war a toog ñu leen di waar ñooy waaraate fuñ jëm kon nañu xoolaat jàngale yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci fukk yi ak ñaar ku mu dajaloo ci yow ñu nga wax ku mu dajaloo ci yow nga noppi kon duñ ko defoon tey jii ñiy wax ci réew mi dootuñ bari de am na ñu bari dañuy tëj seen gémmiñ dootuñ wax parce que amul benn règle bu yonent bi jàngale ñu respecté ko te ñoom koo ci dégg mu noonu la sunna léeg-léeg sax da ngay dégg ñu ne dañuy def xawma street daawa dañuy def daawa ci mbedd mi man leen daawa du ci mbedd mi sëñ bi loolu daawa du ci mbedd mi daawa kañ mooy demal ca xàmb ya demal ca pangol ya demal ca sunu bokk séeréer yee tuubagul demal ca joolaay yee tuubagul demal ca balant yee tuubagul demal ca bantu yee tuubagul demal Burkina Faso gaa yaa nga foofu ak seeni vodou demal ak ñooñu ak seeni dogon demal def nii mag ñi def demal def ni maam alaaji Ahmad Baru Njigéen def ca Thiès tuubal ñëpp demal def ni maam alaaji Malick def tuubal ñëpp demal def ni maam Amadou Ndaak Seck def tuubal gaa yi demal def ni maam alxaaji Abdoulahi Niass def tuubal gaa yi demal def ni maam alaaji Mamadou Seydou Madina Gounass def tuubal gaa yi demal def ni Serigne Mourtala Mbacke def ñëw Europe gi ñëw Amérique tuubal gaa yi demal def ni sëñ Abbas Sall def tuubal gaa yi demal def ni Cheikh Ibrahima Niass def dem tuubal gaa yi dem fekk leen ak seeni xàmb ak seeni dogon ak seeni pangol ak seeni vodou daaneel yépp fa vodou yooyu nekkoon ñu def ko jàkka di fa taxaw di fa tudd yàlla ñaraan rendi deret ja di ko sotti yor laar ya ak jat ya di tufli ñoom ñëpp ñu def leen ñu nekk ay wulu yu yàlla loolu mooy street daawa mais taxaw fii sëñ bi koo xamante ni papam jullit la yaayam jullit la moom jullit la ci lislaam la juddoo nga taxaw ci mbedd mi di ko sonal ak i wax sëñ bi naan dangay daawa xam nga ni loolu ay caaxaan la dañuy dañuy wane ni kon ña ca des ñoo nga seen i kër tëdd di nelaw ñoom ils sont sur le terrain déedéet loolu du terrain bi mooy àll bi demal ca ñu tuubagul parce que fi mu ne nii leen rek moo ci mën a am soit yow defoo sa mission dangaa ragal a dem fekki borom xërëm yi ak xam bi wala déggoo seen langue sax pour mën a wax ak ñoom te mag ñi dégguñu seen langue te pourtant ils sont parvenus à leur inculquer la foi demal def ni ñoom loolu leer a koy def ci xol du ay wax de du discours bu neex de du sikkim de déedéet du yére ay jàllaabi yii ak ay mbaxane yii ak wax ju neex déedéet loolu leeru xol la buy jóge ci xol di dem ci xol doo amul leer googu mënu koo transmettre benn mbindeef wala boog nga jàpp ne yow ñi ngay def daawa kon ay yéefar lañu ñaar yooyu rek mën a am dangaa ragal a dem ca séeréer sa tuubagul ak joolaa yaag bambara yaag ak dogon ya ak vodou yi ak bantu yi ak balant yi ak waa bañaamule ngay tuubagul dangaa ragal a dem mënoo dem amoo xam-xam bi amoo leer gi amoo pas-pas bi wala boog nga jàpp ne waa Sénégal ay yéefar lañu ay bokkaalekat yu yàlla lañu ay hérétique lañu ay xërëmkat lañu kon ñoom nga war a woo bala ngaa woo ñee te loolu soo ko defee yow moom yàqu nga parce que yaa ngi jugé yaa ngi jël place yu yàlla di suppléer yàlla di remplacer yàlla di juger jaam yi di leen yóbbu safara ak aljanna te yow xamagoo fooy jëm kon daawa bi war nañ koo xalaat bu baax li ñuy wax daawa du daawa dara
daawa pire mooy dem tuubali ñi gëmul yàlla loolu mooy daawa pire waaw mais nekk sëñ bi am sa 100 francs connexion toog di wax am sa ñetti nit ñu nekk ci kii ngeen nekk ci benn jàkka di naan da ngeen di def daawa di te dugal dem jugal génn def reex la def ni gars yi daan def góor yàlla yi dem songu àll bi dem fekki borom xamb yi borom pangoli borom jalang yi nga indi leen leeru laa ilaha illallah bu wër ñu tuub dugg ci lislaam mag ñi de noonu la daan daawaa ñoom te man daaw boobu laa gën a gëm wala boog nga dem def comme Pierre Fogel wala nga dem def comme Zakir Naik docteur Zakir Naik wër leen ko ci Facebook moo ngi ci Facebook docteur Zakir Naik wala nga dem seeti ki ñuy wax Ahmad Didat wala nga dem seeti ki ñuy wax Malcolm X demal seeti ñooñu nga def comme ñoom ni naan def mooy dem fekki chrétiens yi ci seen église yi wax ak ñoom ci bible lu ñu mënta weddi ñoom ba ñu mujj tuub demal defi loolu mënoo ko maa ngi koy fàttaliku le professeur Sankhare yàlla na ko yàlla yërëm monsieur Sankhare yàlla na ko yàlla yërëm 2012 keroog bi mu bindee livre am boobu ci le Coran et la culture grecque Sénégal yëpp jug song ko attaqué ko maa ngi fàttaliku post bi ma ci defoon am na ñoo xamante ni lu nekk lu bon bind nañ ko ne dañuy xawma lan naan xawma lan ak lan dafa attaqué alxuraan ak dafa kii man leen déedéet def leen ndànk vous êtes des intellectuels te man li ma jaaxaloon ci le cas du professeur Sankhare mooy boroom xam-xam yëpp mooy nitu diine yi ak intellectuels yi nga xamante ni sax duñ imam duñ ustaas ñoom ñëpp kuy def discours wala ñu poser les questions sur le livre de Sankhare xam nga lan la ñuy njëkk a wax mooy livre bi liiraguma ko livre bi liiraguma ko waata alxuraan leen ne la wala taqfu maa laysa laka bihi ilmun yàlla nee na yonent bi bul engagé wu ci benn débat lu dul maîtriser nga les termes du débat bul engagé wu ci benn waxtaan lu dul maîtriser nga waxtaan wa bul engagé wu ci wax ci dara lu dul da nga ko maîtriser loolu la yàlla wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom lan la ñuy njëkk a wax ñoom ñëpp ustaas yëpp laa la wax ña ca wax ñëpp ña ko ray ak ña ko yóbbu safaraak ña ko wax ni yéefar laak ñëpp laa la wax koo ci wax audio yaa ngi ci YouTube soo koy tàppe di ko dégg xam nga léegi fenn yombatul ci réew mi lépp a ngi ci YouTube tàppeel professeur Sankhare ustaas bu ci musa wax déglu ko lan la lay wax man liiraguma livre bi waaw foo yëgee information bi ñu ne benn journal bu ñuy wax laas moo ko defal interview boobu lañ liir dégg nga li ñu wax kon liiroo livre bi liiroo œuvre bi waaye ab interview journaliste nga liir te journaliste lan moo ko tax a jóg du information de mooy jaay journalam kon li ko neex ci interview bi moom lay publier la ca des su ko neexee mu dagg ko tronqué ko gis nga loolu mooy premier problème mu gars yi livre bu génn bu dee ustaas nga bu dee imam nga bu dee borom xutba nga muy fu mu mënti génn ci àdduna bi su concerné l'islam rek su concerné àdduna rek su concerné xam-xam rek su concerné philosophie war nga koo wut nga liir ko ba comprendre ko soo ko liirul tamit comprendre ko war ngaa wut ay xale wala ay jeunes wala ay professeurs yoo xamante ni ñoo koy liir suñ ko liiree ñëw defal la résumé ba soo ciy wax nga xam ko mais ñoom ñëpp koo ci wax première défaite boobu la ñu am mooy ustaas yi ak borom xam-xam yi ci professeur Sankhare yàlla na ko yàlla yërëm parce que man mii di wax nii li tax ma koy wax mooy dama koy seede sama diggante ak sama borom bi may nekk étudiant 2004 la ñëw Maroc wallahi ci la ma wax projet bii mu amoon ci livre bi ma ne ko waa professeur te ngaa bañ a dugg ci affaire ay diine yi dafa xaw a sensible mu ne ma déedéet man bëggumaa dund sama dund yëpp ma produire ay livre ci Senghor ci culture grecque ci mythologie grecque def sax ay livre ci Youssou Ndour te duma wàcc benn œuvre sax ci l'islam wallahi lii la ma wax gis nga kon son intention était pure la ca nekk ci biir nag yàllaa ko xam lii il faut que ma seede ko ngir fa mu tëdd ca bàmmeelam moo xam ni waxoon naa ak gor goo xamante ni ragalul ay critique ba du seede jotee mu seede ko fa innama ismuhu ala alladina yubaddilunahu loolu la yàlla wax ku nëbb seede su ëllëgee yàlla dina la ci duma man nag wax naa ko fépp fu ma nekk bind naa bi problème bi amee ab post ci Facebook
am na ñu bëri il n'avait rien compris mais par la suite am na ñu ci bëri dañ maa mujj woo di ma jéggulu parce que mujj na ñoo xam ne dañoo juum aywa loolu mooy premier problème bi mooy koo wax ci boroom xam-xam yi lu mu lay wax man liiruma livre bi foo yëgee information yi man de dama ko lire ci ab journal ça c'est très grave loolu mooy lan te yàlla wax ñu yonent bi ne ko looy wax ci diine na nga ko xam sooy woote ci diine wooteel ci xam-xam te moom professeur Sankharé la doon waxtaane diine ak mythologie grecque ak culture grecque yow diine xam nga ko waaye xamoo culture grecque kon yow ci saa si li nga waroon def mooy ci saa si nga xam ne yow da nga am yoo manqué parce que diine lépp la tënk xam-xam yépp mu ngi ci biir diine te ubbeeku ci diine moo la war a tax nga ubbeeku ci xam-xam yépp démb wax naa leen ko man leen monde bi léegi ku bëgg a wax ak nit ñi indi leen ci l'islam il faut que nga xam l'islam booleeg xam seeni xam-xam ak seeni culture ak seeni langue mënul ñàkk c'est une nécessité il faut que loolu ñu xam ko d'accord ñoom ñëpp kenn ku ci nekk xamul dara ci culture grecque ustaas yooyu yëpp ñuy wax ak intellectuels yooyu jóg doon dal ci kawam kenn xamul ci dara ci culture grecque ñoom ñëpp xamuñ ca dara xamuñu Aphrodite xamuñu Zeus xamuñu Épicure xamuñu dara ci grec waaye yow kii gañe na la ndax moom fexe na ba gëstu ci alquran loo xamante ne yow gisoo ko génn fa ay figure de style yoo xamante ne yow musoo koo dégg musoo koo xam ci biir alquran ci iza zulzilati lardu zilzalaha zedd yooyu am na nuñ koy expliquer ci côté littérature yaa ngi dégg yow xamoo ko wax na ay ressemblance ci alquran ak waxi grec te yow xamoo ca grec dara kon nooy waxeek moom te problème moom dafa soulever le problème bi nga xamante ni moom la imaamul Ghazali njëkk a posé imaamul Ghazali boroom xam-xam la woon ñépp xam nañ ko mais jànguloon philosophie bi mu demee bëgg a taxaw ak philosophie mënta wax ak ñoom parce que tollawul ak ñoom niveau mots yi ñuy utiliser xamu ko jargon bi ñuy utiliser xamu ko terminologie bi ñuy utiliser xamu ko ni ñuy formuler seeni wax xamu ko te moom bëgg na philosophie jublu ci yàlla jublu ci diine nu mu def dafa dem jàngi philosophie ba xam ko ñëw wax ak philosophie tuubal leen dugal leen ci l'islam moo tax ñu ne pour détruire le système il faut rentrer dans le système pour détruire le système il faut rentrer dans le système mais pour faire le système aussi il faut rentrer dans le système donc loolu nañ ko bàyyi xel c'était une grande défaite des savants loolu kenn ñemoo ko wax parce que xam na ni seen défaite la yow xamoo ci grec dara xamoo ci latin dara bëgg a taxaw ne da ngay défendre l'islam te yow sa défense mooy lan safara la jëm yéefar la du ko baax nangam yow da ngaa xam li ci xolam da ngaa mën a juger yow da ngaa xam ndax yow aljana nga jëm wala doo dem aljana ku la wax yow da ngaa moom alquran sa papa daf ko moom sa yaay daf ko moom sa maam daf ko moom sa sëriñ moomu ko alquran téere yàlla la pour man ci saa si ñoom ñëpp ci la ñu waroon daw université dem inscrire fac littérature pour jàng latin ak grec ngir am seen licence foofu wala ñu am fa seen master wala seen doctorat pour mën a toog jàkkaarloo ak ñi nga xamante ni dañuy wax ci latin ak grec mais au contraire au lieu que ñu dem wuti xam-xam dañoo dem di ko takfiir naan yéefar la di ko wax loo xamante ni xamuñu ci moom dara te dafa am lu ñuy wax ci côté droit constitutionnel lu ñuy wax le parallélisme des formes dafa am solo parallélisme des formes moom la ñuy wax proportionnalité de la riposte ci côté diplomatie loolu dafa am solo loi bu nekk dafa am loi bu koy dindi décret koy dindi arrêté koy dindi circulaire moo koy dindi premier ministre moo koy recevoir moo koy accueillir wala du fa nekkul ka topp ca protocole ba président koy recevoir ab maire koy recevoir moo koy accueillir loolu mooy le parallélisme des formes dafa am solo loolu mooy lan professeur Sankharé dafa woo boroom xam-xam yépp ci lan ci xam-xam ñoom ñu tontu ko ci violence c'est pas digne de l'islam qui est une religion de savoir de science de connaissance et puis yow da nga ko gën a nekk jullit moom professeur Sankharé
ku la wax ne yow yaa gën a nekk jullit ku la wax ne yàlla nangu na sa ngëm yow mi koy wax yow mi wax ne yéefar la ku la ko wax kon moo la wax ne yow yàlla nangu na sa ngëm ku la wax ne yàlla nangu na sa pas-pas ba mu jaral la ngay wax bay jooy di wax ne day dem sawara day déedéet sa yoon nekku ci xamoo kuy tukk xamoo kuy dem aljana xamoo kuy dem sawara yow sa bopp sax xamoo fooy jëm nit day maandu yàlla nañu yàlla dimbali te suturaal ñu donc professeur Sankharé woo na ñëpp ci xam-xam gars yi tontu ko par la violence verbale dem nañ ba koy menacer c'est pas digne waa ma ne xam-xam la woote lu tax doo leen duñ ubbi débat public ñëpp toog ñu déglu ko mu wax li muy wax ñoom it ñu déglu ko waaye ñemewuñu ko parce que moom xam na alxuraan ba gëstu ko dégg nga ba gëstu culture grecque def ay ressemblance am ak ay parallélisme am te yow xam nga alxuraan mais xamoo culture grecque nee ma ni dañuy fa moo tax démb Ibrahima Diop wax na leen ko sunu soppe bi il faut que ñu góorgóorlu jàng xam-xam yépp jàng informatique jàng génie civil jàng géologie jàng xam-xam yépp parce que xam-xam yépp l'islam daf ko soxla pour ku ñëw song l'islam ci informatique mais ñoom Mohamed Dia jóg ñoom Ndiogo Mbodj jóg tontu ko wax ko lu leer ci informatique à partir du Coran ah oui dafa jot bu dee dafa ñëw di wax ci géologie mais ñu wooy géologue mu ñëw wax ak moom ci l'islam bu dee xaalis lay jaay ñu génne suñuy milliardaire ñu ñëw won ko ne ko sawaay xaalis baa ngi fii mais teewul gëm nañ yàlla nangul ko bu dee lu mu jaay ñu jënd ko noonu la ñuy défendre ce kilifa mais pas violence te léeg-léeg discours yi c'est trop violent gis nga li ci ëpp te dañuy wax ne violence xuloo mooy ko amatul argument mais bu dee am nga argument waxal lu leer indil aay yi indi addis yi teg lu leer lu nit indi lu xoolal lu waay baax nga ngeer ko lu fi waay baax nga ngeer ko mais yow amoo safara amoo cin amoo ndox bay baax bay ngeeral dara waaw donc il faut faire attention yàlla nañu yàlla dimbali yàlla nañu yàlla jàppale yàlla nañu yàlla suturaal yàlla nañu yàlla gindi yàlla nañu yàlla xiir ci xam-xam yàlla nañu yàlla ci xiir ñu bëgg xam-xam yàlla nañu yàlla xiir ci modestie ak simplicité ak sobriété ak dal ak teey ak bañ a am prétention di dof-dofloog di aylu te fekk yow yaa ngi fii demoo fenn maag yow yam c'est très dangereux waaw yàlla nañu yàlla jàppale waaw su ko defee démb loolu la ñu waxtaanee pour gars yi delluwaat ginnaaw xam ni liggéey bi pareegul le monde compte 7 milliards de personnes il y a que 1 milliard 600 voire 700 ñooy jullit donc il y a près de 5 milliards et quelques ñoo ngi ci àll bi gëmuguñ yàlla kon kañ lu tax ñuy tëdd di nelaw sa waay lu tax duñ jóg sëriñ yooyu yëpp di lekk addiye yi ñu leen di raamal ko sukkal waroon na ñoom ñëpp di def ay direct di waxtaan ak taalibe yi di waxtaan ak ñi dul jullit dem jàng ay langue waar nit ñi lu tax ñuy tëdd di nelaw te yàlla ne fa firru ilallah inni lakum minhu nadhiru mubin yàlla nee na daw leen wuti yàlla daw leen tasaare kàddu yàlla bi yow nga yaakaar ni fi mu ne ni jeex na la mission est finie mission bi fan lay jeex mission bi dafa jeex wax leen ñoom ñëpp wax leen boroom xam-xam yi ustaas yi gëstukat yi sëriñ si wax leen ne leen sëñ Mor nee na monde bi 7 milliards lañu 1 milliard 700 millions ñoo ci gëm yonent bi ñi ci des ñëpp xamuñu ko sax ba koy gëm duñ dem yóbbul leen la bonne parole yëgal leen ne waa ji sauvé àddunaa ngi nii taxaw jot na mbokk yi jot na waaye tëdd rek di kii rek di noos rek kii tabaarakallah gàmmu gi neex na de mbooloo mi bari na de ginaar yi de tabaarakallah yooyu rek la ñuy wax di apprécier fekk yow mag ñii tax ngay apprécier di xéewlu di barkeelu di mos ginaar yu neex ñu lay raamal di la sukkal di la jox addiya wallaay doo xamoon li ñu daj doo ko wax kenn mag ñi dañoo amoon lu ñu lekk ndax mission dañoo amoon lu ñu naan ndax mission dañoo am na ñoo xamante ni ba ñu faatoo sax kenn miraasu leen amuñu lu ñuy miraas amuñu dara wàcc ñu fi dara naada ndax mission seen yaram yi musul mel nii comme suñuy xolal li xam nga lii du yoon yaram wuy liggéey ci yàlla dina mel nii te sëriñ yëpp noonu la ñuy def parce que lekk yu baax la ñuy lekk suñu sonnee ñëw fii tëdd baa ñu dem Maroc
dem tëdd foofu di naan seen soow di seetaan film indo xanaa da nga fàttalikul mag ña sa xel xanaa demul ci maam Sëñ Touba 33 ans de privation xanaa dem sa xel demul ci maam Alaaji Malick ak tuuti waaye yaramam wa ndax ñàkk lekk ñàkk naan di calculer lépp li muy lekk ak li muy naan du nelaw guddi naafi la sikkar jaamu yàlla fukki junni ak ñaar salaatu faat yi yooyu lañ daan góorgóorloo jàng say fii xisbul baxri muxni wàcce kaamil ci guddi gi te du leen yàqal dara ci seen liggéeyu tool suñu xëyee suba mag ñi ci lee la nekkoon de Cheikh Umarul Fuuti nag Cheikh Umar lum dajul Cheikh Umar lum dajul Cheikh Umar lum dajul Cheikh Umar lum dajul nee nañu néew na ñu gis ko mu naan néew na ñu gis ko mu lekk Cheikh Umarul Fuuti demoon nañ ba am ñu wax ne Cheikh Umar du lekk Cheikh Umar du naan ndax mission rek la il a fait le tour du monde pour transmettre le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ñun ñu bëgg a toog fii léegi di nelaw naan lépp barke mag ñi laak maam Alaaji Mouhamed Ndiéguène seen maam ju baax ja dañu daan wax nañu garab yépp ndox ak engrais moo ko dundal ba mu des garabul islam ñu ne ko garabul islam lu ko dundal mu ne deretu ay gor deretu ay gor mu ne garab googu fruit boobu maam Alaaji nee na ku nekk nit doo ko lekk fruit boobu danga koy dagg muy teraanga ci yow nga téye ko soo ko paree nga daal dem seeti feneen foo ko jëmbat mu jur beneen garab googu jur beneen garab ba àdduna bi yëpp mujj ànd wax laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah kii bi yaakaar naa ni nooyal bi jotagul waaw benn waaye li mu waxoon moo am solo ñu ne ko demal noppalu mu ne déedéet waaw waaw soxna si taal waaw soxna ami la waaw waaye maa ngi jégalu de waaye nag mag ñi dañoo sonnoon de ñoo ngi lay ziar bu baax soxna ami Bachiru Muntaqa Taha Cheikh Umarul Fuuti radiallahu taala anhu seen maam yi dañoo daj lu nekk de fitna gu nekk taluñu woon lekk taluñu woon naan taluñu woon soxna taluñu woon njaboot taluñu woon dara ngir kàddu yàlla gi jug ca kaw loolu mooy ndonali de waaw kon nag tabarakallahu yàlla nañ ci yàlla dimbali genn góor dañ ko wax ne ko doo jéem a noppalu tuuti mu ne déedéet waaw mu ne noppalu kañ tëraayu bàmmeel doy na noppalu on aura tout le temps de se reposer dans la tombe waaye nag yàlla na fekk na nga jiital fa lu baax su boobaa mu nekk rawdun min riyaadil janna comme ni ko yonent bi waxee mu nekk un jardin parmi les jardins du paradis waaw su dul loolu nag da ngay sonn fii su ëllëgee tamit sa biir bàmmeel nga sonn fa te seen maam Alaaji Mouhamed Ndiéguène radiyallahu anhu dañ daan wax ne man de dee ragaluma ko ndax ñëppay dee ñu ne ko loo ragal mu ne yowmal xiyaam tamit ragaluma ko ñëpp a fay daje ñu ne ko loo ragal mu ne li ma ragal mooy bàmmeel yow dong yaa fay tëdd yow dong kenn du la wéttali du taalibe du soxna du doom du ku la gëm du ku la bañ du ku la sopp ñépp dañuy dem wàcc la fa dem seen yoon waaw waxul ak moom boobu waxul boppam ñoom pare nañu bu yàgg démb waaye ñun lay wax ngir ñu bàyyi xel su ëllëgee suñu wéetee ci suñu biir bàmmeel ñu fekk fa lu baax fekk fa ay làmp fekk fa ay lekk yu neex fekk fa malaakam yërmande mu tàcc ñu teral ñu di ñu wéttali ba keroog yowmal xiyaam di taxaw te du boobaa dañuy tëdd di nelaw rek nelaw yu comme ku nee nañu nelawu séet ngay nelawu séet nga xamante ni waaw day mel ni 1 minute nga tëdd fekk tu as dormi plus de 12 heures de temps ma ngoog yàlla nañu yàlla dimbali yàlla nañu yàlla suturaal su ko defee démb loolu la doon waxtaane pour gars yi bañ a leurrer la jeunesse nekk fii naan dañuy def ay daawa ak ay page Facebook daawa ak yooyu mel ni kuy daawa te fekk daawa dëgg mag ñee ko def loolu foog ñu leeral ko te ñoom mag ñi li tax wax naa ko man leen dama leen laaj rek lu leer lu simple lan moo tax gars yi fu ñu toll di daawa ci rajo yeeg ci télé yi ci internet Facebook YouTube te tuubaluñu benn nit te mag ñi amuñu woon téléphone amuñu woon Facebook amuñu woon YouTube amuñu woon xarala yi amuñu woon dara oto sax amuñu ko woon te tuubal àdduna bi yëpp
lu ko waraloon parce que dañoo jaar ci message ci méthode la méthode prophétique de transmission du message ci lañ jaar yow nag sa bopp ngay jéem a indi di jéem a teg diil di jéem a topp tubaab yi ak ay topp ay naar ak di doxalu fii yaakaar ni sikkim bi nga yor ak wala tubéy ju gàtt ci nga yooyu mooy tax nit ñi tuub du ñu tuub dañuy gën a jéppi diine maa la ko wax yàlla ñu yàlla jàppale waaw loolu mooy daawa pire te daawa pire moo ngi tàmbali ci sa jikko yu tedd waaw yàlla seede na ne alaaj Mouhamed Ndieguene radiyallahu anhu moo ñu wax de nañu sama bàyyi alaaj Ahmad Baro bi mu ñëwee Thiès mu ne bu njëkk ña fa tuuboon bariwul de mu ne waaye ku ko gis rek xool ko rek da ngay gis leer gu nekk ci moom ak set ak yiw ak mbaax nga ñëw ne ko góor gi damaa bëgg a mel ni yow mun la ku bëgg a mel ni man da nga naan ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah mu jàngal la sangu janaaba jàngal la njàpp jàngal la nu ñuy jaamoo yàlla bàyyi la doo demee ba ci biir nga ne ko ah góor gi maa ngi góorgóorlu lu baax ci li ma wax waaye am na yeneen yu nekk ci biir yoo xamante ni setagul de am nay jikko yu ma dese de am na ay défaut de yu Cheikh Omar wax juróom-ñaari feebar yi mun laa loolu nag pour mu saafaru kooku da ngay zikkar bu baax yi ngay def muy farata da nga ciy boole yeneen yoo xamante ni yaa ko teg sa bopp ngir loolu mën a lijjanti ko ndeysaan mu ne la ah am naa fi ab yoon de am naa fi benn thérapie spirituelle de am naa fi benn garab de ñu ne ko jox ñu garab gi mun leen wér de salaatul faatihi mu jox leen ñoom ñëpp noonu la leen def kii exemple la waaye mag ñëpp foofu lañ jaar dama leen di wax rek loo xamante ni lu wóor la bañ a inventé benn histoire xamante ni maa ko xam dund ko waaw loolu mooy daawa sëñ bi daawa ci jikko la faut appeler les gens à l'islam par le bon comportement par la bonne parole par la connaissance par l'ouverture d'esprit par l'acceptation de l'autre par l'amour du débat contradictoire faut ñu am courage boobu suñu defee waxtaan ba pare ñu ne ku am question ok ñu leeral yëf yi ay toog rek wax lu la neex rek daal di dem sa yoon ñu ne conférence ba neex na gàmm ga jaar na yoon déedéet demul fenn yàlla nañu yàlla dimbali loolu moo tax nag tey ñu bëggoon a waxtaane Seydina Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu taala anhu waaye nag ci beneen façon ndax wóor na ma ni tey jii man de xam naa ko ca Bambey xam naa ko ca Thiès xam naa ko ca Pikine Icotaf xam naa ko ca waaw kay ak fee ak fa ca des ak foofu noonu ak fële ñoom ñëpp ñoo ngi màggal Cheikh Tidiane tey jii ndax ci guddi gi la am cër boobu mu doon sàkku ba nga xamante ni yàlla subhanahu wa taala moo ko dencaloon ba wëlu yi xamuñu ko sax ba koy ñaan yàlla dégg ngeen wax je wëlu yi billaahi duñ ko xamoon dinañ ko lijjanti ñun àdduna bii rek amul fu xaalis nekk te gaa yi duñ fa dem amul fu jàmm nekk il bu neex wala bu rafet bu nooy te gaa yi duñ fa dem amul fu jigéen rafetee te du foo mënti nekk ñu fekk la fa parce que moo leen intéressé dañ koy lijjanti foo noo mënti def nit sax soo ko bëggee ñu jox la ko l'essentiel amal na xaalis bi lañ moom la ñu wax le nerf de la guerre ndeysaan dama ne wëlu yàlla yi seen yitte ak seen pas-pas ak seen dogu ak seen bëgg lu baax suñu xamoon ne am na beneen maqaama boo xamante ni benn wëlu yu musu koo am ci kaw suuf te benn wëlu yu du ko am te benn wëlu yu dong moo ko yem suñ ko xamoon dinañ fexe ba am ko Cheikh Tidiane moo ko wax nee na nit volontéem du nekkoon ci aajo bu nekk ca ginnaaw arash war na ko mën a dem àgg jëli ko parce que himmatul insaani qaahiratun ala saairil akwaani loolu la Cheikh Tidiane wax waaw dëgg la waaw bind leen seeni message seeni question maa ngi leen di déglu ku ci bëgg a dugg tamit intervenir directement mën nga dugg bu leen ma déglu am na ñu bëri loolu wax ñu ne sëñ bi dañuy bëgg rek nga continuer di wax dëgg la waaye nag vous êtes prioritaire ku bëgg a duggal maa la ko wax amul benn problème waaw dëgg la sëñ Bay Fall Njaay al afqar moo ngi bind ne bala nga dinaa ñëw ci Cheikh de
mu ne bala ngay woo daawa da ngay correct yow da ngay correctuñu billaahi correctuñu parce que correct xam nga ci la tàmbalee mooy fonk sayyiduna Muhammad jox ko cër respecté ko bëgg xabroom bëgg histoire am bëgg fa mu juddoo bëgg lépp lu taq ci yonent bi nga sopp ko bëgg ko foofu la correct commencé bala ngaa ñëw ci nag ci solu geek ci façon yi nga xamante ni yére yu doyadi la ñuy sol soo waxee ñu ne yonent bi ni laan solo du dëgg du dëgg xam ngeen ni du dëgg yonent bi ku correct la woon sallallahu alayhi wa sallam ku yiw la woon ku ko gis rek sopp ko mais ku loo xamante ni doo ko solee ku la gis xam ne walaakaana nga doo dara loolu musiba la loolu baaxul di dof lu noonu te bu njëkk gis nga te léegi dañuy dof lu bu njëkk lañ daan def loolu ña ca njëkk ci année 90 yi ñoo daan def yëre yu doyet yi wala mais ñoom seen kilifa yi seen patron yooyu Pajero yu baax la ñuy yor 4x4 yu baax yére yi sunu jesneer yi la ñuy jël ñaw ko yére yu rafet ay dara yu baax te bu njëkk dañ daan xas dara yi di ko diingat di ci wax lu bon naan lu ëpp rek safara la jëm waaw xaw ma lan sarsaaroon xaw ma man leen yéen da ngeen xam li yonent bi di wax xadis ba la nga koy expliquer da nga koy comprendre ka xamuñ ca dara dañuy mbëkk di dem rek da ngay correct il faut être correct dans tes paroles avec Allah avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam correct ak ñi la jiitu ci diine yàlla jàngal nañu ko ci alxuraan nee nañu bu leen xeeb mukk ñi leen jiitu ci lislaam bu leen yàpp mukk au contraire respecté leen jox leen cër àgg leen sax ci heure boo leen jullee di leen ñaanal rabbana igfir lana wa li ixwanina allazina sabaquna bil iman wax jàngoog rabbana yow sunu borom igfir lana jéggal ñu wa li ixwanina te bu ñu jéggal ñun jong waaye na nga jéggal sunu mbokk yi nga xamante ni alladina ñooy ñi nga xamante ni sabaquna ñoo ñu jiitu bil imaani ci ngëm yàlla yow nga yaakaar ni su nekkuloon Cheikh El Hadj Malick nekkuloon sunu maam Cheikh Ahmadou Bamba su nekkuloon maam Ahmadou Ndak Seck su nekkuloon El Hadj Ahmad Baro Ndiéguène su nekkuloon Cheikh El Hadj Omarul Fouti su nekkuloon Cheikh Abdoulaye Niass nga yaakaar ne tubaab bi duñ def réew ma yépp muy réewu yéefar yeneen réew ya amul mag ñu mel nii tey jii ay yéefar lañu Congo ga ko amul Congo Kinshasa Congo Brazza Gabon ga ko amul Rwanda ga ko amul réew yi ko amul yépp tey jii ay yéefar lañu doomu Sénégal yi ñoo mujj demaat di leen tuubal le pionnier di Cheikh El Hadj Omarul Fouti ay sëtam topp ca attention mbokk yi wali ixwanina allazina sabaquna bil iman yàlla jéggalal ñi ñu jiitu ci lislaam ci li iman dafa am solo waaw kon yàlla nañu yàlla dimbali yàlla nañu yàlla suturaal yàlla nañu yàlla jéggal kon ñu dellu ci waxtaan wi macha allahu taala Seyd Ahmed Tidiane radiallahu taala anhu moom lañ bëgg ñu jàngataat tuuti ay yëfam wax naa leen ne leen fi mu ne nii am na fu bëri ci àdduna bi ca Dakar ca Thiès ca fii ca fa ca des ñoo ak Bambey ñoo ngay def journée Cheikh Katmiya tey jii di màggal Cheikh waaw waaye nag pour man tamit war nañoo étudier waat poser waat les bonnes questions parce que Cheikh dan na tey jii ci la am al Katmiya wa baada shahrin Seyd al Arabi ibn Saih moo ñu ko firil ki bind téere bi mooy Cheikh Tijaan ibnu Baba radiallahu anhu moo wax ne wa baada shahrin muharram la njëkkee wa fi lmuharrami gada gawthan rachid xalifatan an ilmuhaymin ilmajid utiya zaaka cheikhuna bi arafa hakaahu man xaqaqahu wa arafa léegi nag après cela ci la wax ne wa baada shahrin wa layaalin irtaqa ila maqaamihi al aziz al muntaqa ñu ne ko ban la maa waraahu wara ndeysaan 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 waaw 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 wa baada shahrin wa layaalin irtaqa ila maqaamihi al aziz al muntaqa maqaamihi al maktuumi an kulli al wara
سوى النبي ما وراءه وراء مكتوم عن كل الورى sëñ Bay bismillah su la neexee duggal de su la neexee duggal incha allah sunu paree jublu ci waxtaan wi su la neexee duggal Babacar Mouhamed Dia xam naa ni yaa ngi wutloo xew soo paree rek su la neexee mën nga dugg ñu waxtaan ci Cheikh Tidiane radiyallahu anhu waaw waaw maam Ousseynou Ndiéguène moo ko daan waaye noonu wa baada shahrin wa layaalin irtaqa ila maqaamihi al-aziz al-muntaqa maqaamihi maktuumin an kulli al-wara siwa nabi ma waraahu wara maqaamuhu moom maqaamuhu la daan wax daal di bàyyi ilaawu ko xuruful jar yooyu waaw maam Ousseynou Ndiéguène radiyallahu taala anhu waaw waaw moo daan woyee Cheikh Tidiane noonu maqaamuhu maktuumun an kulli al-wara siwa nabi ma waraahu wara maqaamuhu ndeysaan waaw waaw nii la daan woyee Cheikh Tidiane waaw daan ne Cheikh Tidiane Chérif commencé nag di expliquer luy xatmiya luy expliquer luy katmiya waaw waaw am na mbokk mu bind léegi di laaj ne lan mooy xatmiya ak lan mooy katmiya am na kuy laaj lan mooy xatmiya lan mooy différence u xatmiya ak katmiya alors dinaa ko leeral léegi waaw lu yomba comprendre la waaw léeg-léeg explication yaay jafe rek waaye projecteur bi du ciy tegu lépp leer lu yomba comprendre la waaw waaw noonu la ko maam Ousseynou daan wooyee noonu daan wooyee Cheikh Tidiane waaw waaw noonu daan wooyee Cheikh Tidiane maqaamuhu maktuumun an kulli al-wara siwa nabi ma waraahu wara maqaamuhu ndeysaan allah 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 waaw waaw nii la ko daan wooyee maam Ousseynou Ndiéguène maam Ousseynou Ndiéguène nii rakk la ci alxaaji Mouhamed Ndiéguène foo leen déggee maître Ibrahima Ndiéguène ak Serigne As Baro Ndiéguène ca Dakar Pikine kooku mooy seen baay waaw waaw maam Ousseynou Ndiéguène radiyallahu anhu alaaji Mamadou Ndiéguène de magam ju tedd ja wala yu bu mag ba xut bu mag ba moo wax ne ah Ousseynou mii de cër bi ko yàlla defal doy na waar mu ne ndax xam ngeen la yàlla mayoon Daawuda ba duy sikkar montagne yi ak picc yi ànd ak moom di tudd yàlla xam ngeen ne Ousseynou yàlla may na ko looloo ñu ne ah mu ne waaw waaw maa ngi dégg Ousseynou bu sikkaree tudd yàlla may dégg xobi garab yëpp su ne laa ilaha illallah garab yëpp naan laa ilaha illallah waaw waaw mu ne su Ousseynou di sikkar rek mu ne da ngay dégg jaww ji dootoo dégg dara da yëngatu lu dul garab yi ngay xob yi ngay gis ñoom ñëpp ñuy jaayu di dem gauche di dem droite di dem ci kanam di dem ci ginnaaw di bëgg di kontaan parce que sëñ Ousseynou mooy sikkar te sikkaram dafa amoon cëru fëkk nature bi fëkk les règles de la nature pour mën a percer les oreilles des feuilles ndekete xob yi dañoo am ay nopp waaye du sikkar yëpp le feuille yi di dégg waaw soo moom nee na du yëkkati woon laa ilaha illallah rek nee na mu dégg xob yëpp di ànd ak moom su ne laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah ndeysaan wallaay maam laa ji nee na du waxaan lii rek nee na day dégg garab yëpp waaw su waxee lii rek garab yëpp ànd ak moom di wax lii waaw waaw maam Ousseynou Ndiéguène radiyallahu anhu laa ilaha
ah barikalla ah barikalla waaw waaw maam alaaji nee na maam Ousseynou su daan sikkar laa ilaha illallah bii ma doon wax nii nee na day dégg garab yëpp ànd ak moom di sikkar ay waay yàlla na yàlla defal sirru boobee waaw waaw xam nga sëñ Mbay doo duggoon nag di nga mën a aw ah ndax way kenn day xaw a metti nag ah ndeysaan waaw 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 noonu la ko daan sikkare noonu la ko daan sikkare waaw waaw noonu la ko daan sikkare ñoom foofu lañ tolloon ci yàlla foofu lañ tolloon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam foofu lañ tolloon ci Cheikh na Ahmad Tijani radiyallahu taala anhu waaw waaw ku ko bëggoon la te jeex ci moom tàkk waaw lu bëri luñ xam ci moom lañ ko déggee ndeysaan waaw waaw da nga koy bëgg sopp ko te du fekk sax jëla goo wér di salaat faati ni mosu ko si ka salaat faati fekk yow am nga fanaaw bu yàgg Cheikh Tidiane bëgg koy def ci moom tàkk foofu lañ tolloon ñoom waaw ndeysaan waaw moo daan wax loolu maqaamuhul maktuumu an kullil wara suwa nabi ma waraahu wara ila maqaamihil maktuumi an kullil wara suwa nabi ma waraahu wara kon mbokk mi bala may dem ci waxtaan wi tey damay mbokk moomu mu bind xaw ma nu mu tuddati moo bind sànq di laaj lan mooy différence entre xatmiya ak katmiya c'est très simple verbe bi rek doo ko xamee jàng yi jeex verbe bi composé racine bi verbe bi doo ko xamee rek jeex na verbe xatama ak verbe katama xatama dañ koy bindee XATAMA 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 wala nga bokk nga bindee ko lan KHATAMA muy xatama xatama mooy lan mooy mottali na mooy sele na mooy tëj na mooy clôturé na clôturé sele tëj mottali parachevé achevé parachevé yii yëpp ay synonyme la ci xatama xa min sharri ma xalaq xatama moo tax ñuy wooyu Cheikh Tidiane alxatmu tijaani déggoo ñu naan nañ jàng xatmul Qur'an mooy li nga xamante ni suñ ko jàngee ba noppi rek kaamil bi jeex na mooy jàng na kaamil ba pare waaye ñaan gi ñu tëjee kaamil bi moom la ñuy wax xatmul Qur'an suñu ne allahumma ansur man nasara din waxzur man xazala muslimin amin bi rahmatika rabbil alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha mooy jàng nañ xatmu bi kon kaamil bi jeex na li ñuy wax yaatee beneen kaamil la ñu wax mais kaamil bi ñu doon jàng moom jeex na dégg nga waaw ndeysaan jërëjëf barikallah dégg nga kon le verbe xatama mooy seli mooy parachever mooy achever mooy clôturer mooy mottali mooy tëj mooy ñiit xam nga lekk am na maccaat am na waaye ñiit bool bi mooy dara defatu fa jël mburu mi ñiit bool bi mooy jeex na suñu waxatee beneen togg la te toggub wilaaya toggub nubuwa jeex na ki ko tëj néegub nubuwa mooy prophétie ki ko tëj mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ko wax directement walakin rasulullah wa xaatima nabiyin waxtaane nañ ko ba noppi yonent bi ñëw na yonent dootul dikk kooku jarul guddal ji jéem léegi nag Cheikh Tidiane moom la ñuy wax ne ni yonent bi di xaatimul ambiyaa yi ni yonent bi nekkee xaatimul ambiyaa yi nekk ki nga xamante ni mooy le sceau de la sainteté le sceau de la prophétie le sceau de la prophétie sallallahu alayhi wa sallam noonu la Cheikh Tidiane nekkee le sceau de celui qui a clôturé qui a tamponné qui a parachevé qui a clos qui a fermé le cycle de la prophétie yonent bi ni mu ko tëjee noonu la ko Cheikh tëjee contrairement au prophète loolu rek mooy sew bi loolu doo ko xamee rek jàngi biir mooy lan wallaay kenn du moom wallaay ndeysaan njëgën ma maas ama ne ñëw ci Saalum Jool Fatou Top wallaay kenn du moom te incha allah du ma duggee ci waxtaan wi fi ne nii yëpp échauffement la de commencé bu ma de li ma bëgg wax ci Cheikh tey jii wax leen ko ñu ngeen bëgg de ñi sopp Cheikh wax leen ne leen ñu ñëw déglu si am na yu garaaw yu ma bëgg a wax ci Cheikh waaw waaw yu garaaw yu garaaw waaw waaw yu garaaw Cheikh lépp ma garaaw waaye nag am na yu ma bëgg a feeñal de waaw waaw ci alquran ak sunna ak waxi Cheikh wax leen lu tax Cheikh mag ñi bàyyi seen yëpp dem toppi ko lu tax loolu laay tontu
kooku mooy question bi wallahi kenn du Seydina Cheikh Tidiane radiyallahu anhu kenn du Seydina Cheikh Tidiane dina leer xam nga wax ji sax loolu dafay kii waaye dinañ ko leeral avec des preuves on va étayer tous nos propos ba mu leer waaw kay waaw kay kon lan mooy différence u ni yonent bi nekkee xaatimul awliyaa yi ak Cheikh Tidiane ni nekkee xaatimul awliyaa yi kii nekk xatmul nubuwwati kii nekk xatmul wilaayati lan mooy différence bi waaw 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 jërëjëf sëñ Bay lan mooy différence bi billaay tey la tey ku déglu di nga dégg de incha allahu taala te lépp lu wér lay doon lu neex lay doon lu set lay doon lu rafet lay doon maa la ko wax waaw incha allahu taala ayo bismillah ñu dem waaw waaw seen moo gën de